سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci dëkk bu sell bi di Touba xam ngeen événement bi kon moom mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu koy xaar ginnaaw ëllëg incha allah rabi tey nag seen émission soir d'info fii lay amee ci Touba soxna Aram Touré moom ma nga ca Ndakaaru xam naa rek yombul ñu wutu ko fi wante dañ def suñ kéemtulaay kàttan rek mbokk yi ngir rek ànd ak yéen ci événement bi nga xamante ni kon mooy xew-xew diine daanaka bi gën a mag fii ci Sénégal tey nag ñaari ponk lañ bëgg a waxtaanee muy yoo xamante ni mënut a ñàkk ci événement ndax pour nit ñëw fii ci Touba faaw mu jël oto te ku ne oto ne transporteur ak chauffeur yi nga xamante ni kon ñoom ñu yëngatu rek ci mbirum transport ñu bëgg a taxaw nag ci li naan sécurité routière ndax kaaraange gi ci yoon wi indi nit ñi ci jàmm yóbbuwaat leen ci jàmm ndax loolu moom la Serigne Touba bëggoon wante nag yenn saa yi ay jafe-jafe amante ni rawatina nag ñoom transporteur yi nga xamante ni da leen joxoñ baaraamu tuuma ba tax na rek kon ñu am ci Serigne Sall moom moo jiite kon regroupement transporteur ak chauffeur yi ci région bu Diourbel ñu bëgg waxtaan kon ci ponk bu am solo boobu Pape Djibril yow it maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Chérif. di fàttali ni deuxième partie bi dinañ am directeur OFOR mooy office national des forages ruraux nga xamante ni ñoom lañ dénk rek wàllu ndox mi fii ci Touba muy pàcc bu am solo également ndax am na ay jafe-jafe yoo xamante ni nemeeku nañ ko ci dëkk bi rawatina ay pénurie d'eau ci quartier yu bëri ba tax na kon moom Seyni Ndaw incha allah 20h bu ñëwee dinañ yaatal ak moom ci li nga xamante ni kon moom mooy ndox mi j'espère que sa quartier am na ndox fi nga dal. ña ngay root rek soxna yi surtout waaw dañuy root et puis li ñu génne démb ci benn reportage te mu am solo mooy soxna si dafay wax ne ñun suñu borom kër yi li ñu nar a def ci màggal gi sax ndox lañ koy wute parce que encore une fois période de chaleur la demande reste extrêmement forte donc il faut que la veille reste permanente ba ñu màggal ba pare waaw parce que li mu mën a jur ci conséquence moom moo métti su ndox amul hôpital dina gën a am liggéey parce que lu ne mën na ci xew donc ak yeneen contraintes yoo xamante ni am na si donc fondamentalement et c'est foofu lay féliciter groupe bi particulièrement yow ci ni nga koy taxawoo programme bi di interpeller les autorités ci ñi nga xamante ni ñoo mën a tax nit ñi mën a ñëw màggal ci màggal gu taw féexe mooy Ageroute ci tali bi mooy comme ñi nga invité ñi tey transport yi mooy ñi nga invité ci wàllu ndox mi mooy ci wàllu courant beeg yëpp donc finalement tous ces acteurs là kenn ku ci nekk duñ la bàyyi tant que màggal gi jàll. inchaallah parce que mooy sa wala kon sëñ Sall ñu ngi lay dalal jàmm ci plateau télévision Futur Média yéen rôle bu am solo ngeen di joué ci màggal gi ndax yéenay transporté ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñëw wante bëgg nañ ngeen indi leen ci jàmm wante rek ñaari information yu tiis yuñ fi jot déjà sapeur pompier yi ce matin benn nit moo ñàkkoon bakkanam mais am na keneen ku ñàkk bakkanam ci yoonu gain gi neew bi buñ sukkandikoo suñ correspondant di Ibrahima Diamé nekk fële ci Kaolack ñu ngi koy nuyu chaque fois nag dañuy sensibiliser chauffeurs yi ngir rek ñuy daw ndànk dal ndànk lan moo tax comportement yi ba léegi coppi wut ci wàll woowu. waaw jërëjëf Serif ñoo ngi leen di gërëm di nuyu waa TFM gépp di la nuyu yow Serif Dia ak Pape Djibril Fall mi nga xam moom lañ jàkkaar lool di nuyu waa Sénégal yëpp muy transporteurs yi wala chauffeurs di rafetlu tamit invitation bi ndax dafay mel ni da nga bëgg ñu joxe suñu kàddu pour chauffeur si dégguñu ak transporteur yi may rafetlu li nga question bi nga njëkk a wax ndax fi mu toll nii wax dëgg yàlla bu ñu nee pèlerin dañ naan transporteurs yi ñoo leen di indi waaye jàpp naa ni bu ñu xoolee événement yi jàlloon ak yi am nii wax dëgg yàlla satisfaction bu bari am na. teel na de. non teel gi li tax ma di ko wax mooy bu ñu egsiwaan fii daanañ toll ci ay 18 morts wala 20. kon suñ demee ba tey ji ñu ni benn wala ñaar lañ wax dañuy ñaan yàlla mu yem fi mais buñ sañoon nag du am mais wax dëgg yàlla nag am na ci changement boo xam ne am na ci côté transport nag boo xam ni nag rien que nag bu njëkk bokkutoo nag léegi. changement ci ndaka parce que ba léegi ñi ngi xëccoo ci tali yi qualité oto yi baaxul tali yi aussi yenn saa yi baaxul. waaw xam nga loolu lépp dañ koy nungu ndax foo dem rek gis nga fa ku normal ak ku safaanu ñi normal nag dañuy ñaan yàlla ñu gën a bari ëpp ñi nga xam ne dañuy safaanu gi nag ànduñu ci ak kenn ñuy njiit yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu transport ndax dañoo war a xam ni màggal gi Serigne Touba moo tax mu woote ko te buñ ko wootee ci Serigne Touba nañu xam ni chauffeur bi ak passager bii ñëw ñoo ci yem kenn ku ne dafa war a am loo xam ne looy wut ci màggal gi du xaalis rek ngay wut wala ngay wut loo xam ni da ngay dem ba lor nit ki loolu vraiment. xaalis moom dinañ ci ñëwaat wante nañ taxaw ci comportement yi ak naka leen def ba accident bañ a am bu duñ wax sax wàññi accident yi mais mu bañ a am Pape Djibril. je pense que ne lii ñuy waxtaanee ni muy comportement bi mooy c'est la fin du processus moo mujjee li njëkk mooy autorisation et contrôle d'abord
tey jii yan oto la ñuy bàyyi ñu daw am na ñoo xamante ni seen oto du daw at mi yëpp mais bu màggal jotee xëy na xër ñiy wut xaalis tax ñu daal di koy jël teg ko ci tali bi nan lañ koy def ba bàyyi ko mu génn fa mu jógee mu wóor la ne kii à 90% mën na def njombe nga bàyyi ko mu dem donc je pense que loolu aussi gestion de comportement bi moom moo mujj daanaka mais autorisation et contrôle la ci papier ak ci état du véhicule d'abord yan oto la ñuy bàyyi ñu dem parce que franchement ci dëkk bi fii di nga fi dajeeg bus boo xamante ni man gis naa ko léegi bi may ñëw mais li mu surchargé ci kawam honnêtement le risque est permanent kooku nan la def ba romb nit ñi ba agsi donc loolu mooy le premier aspect donc te interpellé waa les autorités yi nga xamante ni ñooy les forces de défense et de sécurité ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wàllu tali bi aussi ñu veiller à ça. surtout gendarmerie parce que ñoom ñoo yor contrôle ci route nationale. exactement surtout la gendarmerie donc je pense que comportement bi c'est important parce que ñoom aussi wut xaalis bu métti dafay tax ñu teg seen bopp loo xam attanuñu ko dem dikk ba nga xamante ni yow wu na la ne mënatoo nga jël sa apprenti boo xam qualifié wul mësul def longue durée. long voyage nga daal di koy jël daal di koy jox oto bi le risque il est permanent léegi maintenant c'est la fin d'un processus mais ñoom aussi je pense que seen responsabilité am na ci waaye nag ñoom li ñuy def du dakk mukk lu dul ku ci teggi yoon ñu duma la lu tànk loolu amul xam nga mosoo dégg at màggal wala gàmmoog yooyu musiba am ba ñu interpeller leen mais bu ñu commencé woon di leen interpeller di leen duma le problème est définitivement réglé. Sall yooyu ay interpellation la yoo xam ne war nga ci indi ay tontu. il faut que la sanction arrive. non Pape Djibril ñun ñu ngi ñuy duma. ah bon ah. ñu ngi ñuy duma parce que képp koo xam da ngaa def loo war a def justice dafa lay rendre sa kaw te bu la rendre yaakaar naa duma mën a passé ñu yóbbu la kaso nga génn nga fay alamaan. képp ko homicide involontaire la ay weer nga fay def mais du ma mënta passé lool da ngay rey nit ki wala da nga koy dóor du ma mënta passé loolu nit ki def lu yoon yóbbu ko ci yoon parce que yoon criminaliser woon mooy gën a kii parce que ku xam ni kat boo defee yenn yi loolu lañ bëgg sax criminaliser yenn accident yi mais bu boobaa tamit du yem ci transporteur bi wala chauffeur bi Pape Djibril dafa am lu wax ñun su fekkee dafa am lu nekk mais oto bi départ Dakar ñëw ba fii am na fu mu romb mais bu boobaa bu fekkee dañoo teg sanction bi chauffeur bi wala transporteur bi rek bàyyi ñeneen ñi ci des li ñuy saafara du saafaraw dafa am ñu ci am part de responsabilité muy état bu Sénégal bu ñu nee état bu Sénégal nag mooy ñi nga xam ñooy taxaw ci kaw télé bi. ñooñu alkaati yi yow nga jox baaraam non amu lu ma ci loo xam dama ci arrière pensée wala lu ma ciy def dama ni Pape Djibril dafa wax lu leer sanction bu fekkee dañ koo teg ci transporteur wala chauffeur bi rek mbir mi du saafaraw mbir mi da nga ko war a teg ci ñëpp ñi nga xam ne kenn ku ne da nga ci am part de responsabilité nga jël sa wàll parce que jàpp naa ne sax état mi ngi jéem a góorgóor sax pour bëgg a changer carte grise su fekkee changement carte grise boobu yaakaar naa bépp oto boo xam ne baaxatul wala balut yaakaar naa ne doo dem ci clinique bi wala doo dem ci numéro bi pour ñu mën la génneel carte grise bu boobaa nag ñi koy defar nañ jël seen i matukaay bu ko defee bu ñu jëlee matukaay oto bi nga xam ne bu màggal la ñun day transporteur yi te jiite transporteur yi yoruñu oto boo xam ne dañuy toog ba mu des 2 mois wala 1 mois ñu dem di ko defar di ko dawal ci télé bi. mais Chérif leneen li nga xamante ni ñoom aussi seen responsabilité la. en tant que regroupement bu ngeen defee regroupement fii àdduna toll. foog ngeen di def sensibilisation. yéen dans ce cadre là lan ngeen def. est-ce que yéen a ngi wax ak seen i ñooñ. yaakaar naa ni depuis ñu def 3 mois ñu ngi def ay sensibilisation ñu nag direction des transports routiers bu Diourbel. nu ngeen ko defee Chérif yow yëg nga ko. non yëguma ko man yëguma ko de. waaw kon da ngay laat Mouhamed Sow Diop moom ñëw na ci CRD bi ñu tàmbaloon. door ko def non buñ ne yëguñu ko rek dañ laa bëgg a wax ne la. waaw est-ce que li ngeen ci bëgg ci sensibilisation bi yéen a ngi koy am. non ñun sensibilisation bi dina xañ na presse bi ñi leen mën a war a woo mooy administration mais ñun ñi ñuy sensibiliser mooy acteurs yi nga xam ni. sensibilisation bi nan lay demee yéen nan sensibilisation bi dafa am ñoo xam ne état bi daf leen di yebal ñu wooyee leen waa CETUD ñuy former chauffeur si di leen won code de la route di leen wax ni nii la ñuy dawalee ak nii la ñuy bañ a dawale. chauffeur yi la ñuy jàngal code de la route. chauffeur yi dawal ba pare sensibilisation waxuñu jàngal code de la sensibilisation laa wax. xam nga wax sensibilisation. sensibilisation mooy nit ki nga xam ni dafa war a xam ni tey jii ki muy yeb gënu ko su ko gënu ko kon moom dafa war a yor comportement xam moom ak passager bi nga xam ni ñoom ñëpp ñoo yem ni mu ko yóbboo war a sol lu rafet lu jekk mu war koo sol lu rafet ba wàcce ko yor làmmañ woo xam ni dafay rafet. kenn du dégg ci moom lu warut mu yor code de la route boo xam ni kenn ku ne xam na ne nit ki su duggee ci yow xam ni kii comme comportement la xam ni dafa bàyyi njaboot moom bala nga am permis lan la koy jàngal mais am na lu Pape Djibril wax formation la wax code waaw dama ne Pape Djibril li mu wax am na solo maanaam yenn saa yi trajet yi xam nga Dakar bu ñu jëlee exemple Dakar Touba da nga ci gis koo xam ne journée bi bëgg na koo def plusieurs fois ngir am lu bari versé et cetera est-ce que foofu aussi waru leen a insister ci danger bi foofu c'est ça waaw foofu d'accord naa ci yow mais ñun xam nga tamit bu ñu tënkee tamit réseau de Diourbel leen yor xam nga ñun demuñu Dakar te ñaareel bi
transporteurs yi suñu fekkoonte ne dañoo teg koo xam ne ni ñu ma tegee ci région bi ñu teg fi ki nekk Dakar mu dikk toog fii. mais am na national regroupement national. dañ koy IDICA dañ koy rafetlu parce que bi ñu ko faleeg léegi sax ma dëggut 6 mois. pour ma ñëw fii moom ak directeur transport terrestre kon jàpp naa ni loolu li ngay wax ni d'accord nañ ci boo fekkee fanweeri nit nag am na ca juróom-ñaar yoo xam ni la nga bëgg mënuñu ko nekk mais soo amee korom bi muy ñaar fukki ak ñett yi ñuy dox ci yoon dañuy jàpp ne bu ñu góorgóorloo dinañ dem ba am 100%. Chérif, est-ce que ñoom bokkoon nañ ci CRD bi bu mujj bi ci bi ñu doon def ci évaluation avec le comité d'organisation bokkoon ngeen ci. maa nga fa woon ñëwoon na yan engagement ngeen jëloon. engagement yi ñu jëloon mooy ci wàllu sécurité lañ waxoon ak circulation routière. circulation routière li ñu ministre bi laaj muy Aly Ngouille Ndiaye bi ñu joxee parole lim ñu laaj mooy tëli yi fan moo des. ñu wax ko fi tali yi def micro bi ci digg bi sa micro ñu wax ko fan la dese ñu wax ko ni ko contournement bi jóge Diourbel nga xam ñi jóge Fatick ak ñi jóge Mbour ak ñi jóge Kaolack wala Ziguinchor contournement bi ñuy jaar Diourbel foofu defaruñ ko mais du passe Ila Touba bi rek péage bi boobu rek la ñu war a defar parce que route publique bi nga xam ne ñun ñoo ko moom dañ ko war a defar ba mu mel ni boobu biñ ñu laajee loolu ñu jël ay engagement ba suba boo demoon Diourbel lii région de Diourbel muy chauffeur yu Diourbel chauffeur yu Mbacké chauffeur yu Bambey chauffeur yu Touba ña ngay daje biir Diourbel pour ànd ak nit ñi pour di leen wax pour ñuy def ndànk ñu jox ñu ay code de la route yoo xam ak i sensibilisation comme ni mu ko waxee jox ñu ay gilet jox ñu lépp loo xam ngir suñu moromi chauffeur yi bu ñu rombee xam ni ñoom ñi ñu yàpp. kon yéen a ngi ci terrain bi yéen au-delà des forces de l'ordre yéen am ngeen ay éléments yu nekk ci axe yi ngir jumbanti seen gars yi. man bi nga may woo ci biir terrain bi laa newoon damaa dagg liggéey ba ñëw wuy si la fii kon jàpp naa ni ca maa ngi leen fa bàyyi te yaakaar naa ni am na ñuy fanaan am na ñuy yendu bu ma xëyaatee maa ngi ci nekkaat bis bu set ma ñëw Touba wala ma jàll ci tronçon bi dem Diourbel wala ma dem Bambey wala ma ñëw fii. kon jàpp naa ni ñun lépp lu ñu war a góorgóorlu rek ñu ngi koy góorgóorlu. te jàpp naa ni nag ñu ngi am résultat. yan point ngeen gën a ragal nga xam yow fi nga taxaw ni tey ñu ci bëri ci ñoom xëy na ñoo ngi lay seetaan. yan point ngeen gën a ragal yoo xamante ni war ngeen ci interpeller seen ñoñ yi ngir ñu def ci ndànk ak li nga xamante ni war nañ ko éviter pour que nit ñi mën a ñëw si jàmm dellu si jàmm. voilà merci Pape Djibril loolu lu may neex la point yi ma gën a ragal mooy boo xasee dugg seew. fan mooy seew boo génnee Bambey diggante Bambey ak Kaba fi la seew nekk foofu boo tàmbalee télé bi su fekkoon 8 mètres la soo agsee foofu 6 mètres la ba ni nga agsee Touba télé bi dafa xat. xam ne Ageroute bi mu koy defar mooy de bu mu waxuma tey de mais démb woo naa directeur bi wax ko diggante boobu ca boobu defaraguñ ko. bu ñu ko defaree tey joxañ bëgg na trop ba Ageroute. waaw Ageroute moom dafa mel ni nag biir Touba la gën a defar ci top li nga xam ne mooy péage bi di jóge Dakar Ila Touba bi nga xam mooy jóge Dakar nañu góorgóorlu ba li nga xam ne moom lañ bind ci muy 110 yi oto yi bañ koo romb parce que boo ko romb yaakaar naa ne jàmm di nga ko am. mais nañ leen defal ay ralentisseur. ay ralentisseur oui mën nañ ko mën na nekk je pense que gendarmerie yi ñi ngi ci parce que tey sax le général mi ngi doon xool yoon wi ak yooyu pour ñu xool ne see def pour wàññi def ci ay ralentisseur incha allah ñoom it dinañ fi ñëw ñu xool ban jéego lañ ciy def dëgg la loolu nga wax dëgg la jàpp naa ni ralentisseur bi accident yi méttee dëgg métti nga xam ni am na màggal goo xam ni yaakaar naa moo nañ 67 bi ñu fi commencé def doo daan ak nëg ni booba la baissé wu ci àggagut sax ci 20 boobaak léegi. ñi jóge Dakar rek ngay wax boobu ba tey ñi jóge feneen nag. non xam nga nag accident yi nag buñ ko dee wax nag su fekkente ne dëgg rek la ñuy wax ci diggante Dakar fii la ëppee. mais ay Daaru Musi Kébémer bi. oui surtout Kébémer waaw yooyu Sagata non foofu daaw jéeg bi gën a garaaw foofu la amee. non foofu tamit oto bu jógoon Rosa boo xam ne étranger la. waaw bu jóge Rosa moom moo defoon accident bu mel noonu beneen bi ko defoon Fass bëri ko. mais Rosa kay du étranger Rosa du étranger non Mauritanie la jógee c'est pas Rosa Mauritanie la oto bi jóge oto bi sax terminé boo gisee ta plaque ni matricule bi rim la mooy matriculation moom dafay xamul xaj na te ñaar beneen bi ko defoon Fass Barigo te 8 personnes yi faatu tamit Gambie la oto bi jógoon xaw ma Guinée oto bi mi ngi yaakaar naa sax oto ba léegi demagul mi ngi si ba nëga ni kon jàpp naa ni ci zone yi nga xam ne fii la accident yi gën a bari mooy yoonu Dakar te transport bi nag bu ñu waxantee dëgg tamit dafa bari ñoo xam ni dañ cee rax ñoo xam ni yoratuñ transport li ñu yor mooy ay particuliers yoo xam ni ñu di leen wooye ay alu Dakar. loolu xam nga moo gën a ndaw mais ñi ci gis nii ay Njaga Njaay lay doon wala ay mooy camion yi gën a mag wala aussi nga gis bus yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a rëy d'habitude yooyu la parce que li Pape Djibril am na loo xamante ni dañ ko ci gis même da ngay gis ay tata yoo xamante ni dañuy jël ay chaise u ngénte yi dugal ko ci ngir tab fa client yi est-ce que foofu aussi warul du lu doon loo xamante ni war nga ci yee sa gars yi. waaw xam nga oto buy xam nga yow bu fekkee da nga yor sa particulier. mais tata dafa am nombre de place yeneen dana war a taxaw. non déglu non tata urbain presque booy wax amul nombre de place
bu dee tata yi ñuy wax Dakar nii. place assise am. si am na place assise la. 35 15 mois la ñu autorisé woon au départ ne ñooy taxaw. non waaw man mais taxaw kay. 35 non bu ñu demee ba ni taxaw rek bu ñu demee ba ni taxaw rek. autorisation amatu fa nit dafa war a toog aisé wu su dee day dem transport pour génn ci dëkk bi mais su fekkee dañ faa def nit koo xam ne dafay taxaw rek. non sëriñ bi non transport partout dans le monde. dafay am ay place assise am place debout. non bu fekkee place debout bi. urbain dañ koy limiter en fonction de la capacité du véhicule. loo xamante du tax mu weng nii comme tata Dakar yi nga xam day weng ba bu la rombee. ne kii loolu urbain la li ngay wax ni urbain la waxuñu interurbain. mais tata yi dañuy ñëw Touba li ma la bëgg a mooy. tata yi dañuy ñëw Touba dañ ci yokk ay 16 pour nit ñi toog. non loolu du ma ko weddi dëgg la sax. waaw du ma ko weddi waaye dama la wax ni la. xam nga nit oto bi nga yor mooy yeb juróomi nit bokkut ak kii yeb fanweeri nit ak nangam saa bu accident amee ci oto bu yeb juróomi nit bu juróomi nit faatoo ñu xam ne juróomi nit lay kenn ñaanu ko yàlla mais kuy yeb fanweeri nit ak ñangam mooy gën a bari te ñaare ba nag yow da ngaa toog sa bureau mais ñun suñu bureau mooy tali bi saa bu ñu xëyee rek suñu bureau mooy tali bi ñun amuñu bureau yow fii mooy sa bureau mais ñun suñu bureau mooy tali bi saa bu ñu xëyee ci lañ nekk yow fi ndool bi nga ñëwee Touba gii xañ na bala nga faa demaan mu def 3 jours mais ñun saa bu ñu xëyee dem Dakar ñetti yoon wala ñaari yoon kon jàpp naan luy am rek ci ñun la ëppee waaye nag du tax mukk nag ñu jël engagement mukk ni dañuy ànd ci loo xam ne yëfi reewande la wala lu tegut ci yoon loolu duñ ci ànd mais nag yàlla moo ñu dénk ñun ñu ànd transport de suñu métier tali bi mooy suñu métier kon jàpp nañ ni mais war ngeen koo gën a sàmm ni ñu koy sàmmee mooy comme ñi ci bokkul xëy na ngeen xool nee sax dafa ba génne leen ci parce que yaa ngi wax sànq am na ci ñoo xamante ni woy feneen la ñuy jóge ngir rek juux ci mais li mu wax noonu aussi Chérif c'est important c'est un point important mooy li ñu tuddee Ila Touba wala non allo Touba wala allo Ndarak xeet yooyu c'est-à-dire que c'est des jeunes yoo xamante ni tamit tàggatuñu leen ci ñu mën a def voyage yu gudd et que gis nañ ne business bu tijjeeku la léegi de plus en plus nit ñi ñoo ngi koy jël di ci voyager mais ci ay risques ak péril mais foofu aussi yéen interpeller leen ci tooñ leen la je pense que le problème fondamental mooy yéen li ngeen war a def mooy aviser état si benn danger boo xamante ni am na su ko defee l'état doit prendre ses responsabilités dans ce sens là mais c'est un vrai problème li mu wax ni allo Touba yi moom la sëñ Abdoulaye doon wax keroog ne ñoom ñooy daw di def snap di wax allo taxi xam nga loolu li nga wax Serif dëgg la xam nga ñun vraiment ñun duñu autorité ñun dañoo doon ay nit ñoo xam ne ay civil lañ yor suñu liggéey am na loo xam ne nii ki ñu ci mën a dimbale mooy état parce que ki nga xam ne parce que oto yooyu nga wax Serif wala Pape Djibril oto yi amuñu assurance transport assurance bi ngay dagg yow sa particulier ak bi may dagg sama particulier moom la ñuy yor tey jii yàlla tere boo ci defoon accident boo demee hôpital kenn du la jël en charge parce que même assurance bi sax boo ko toppee sax du la fay du la faj du la defar dara ñaareel ba dañ ko bokkut ak ñun bu ñu amee carte grise dañuy am licence ba pare ñoom seen assurance suñu tool boo ko doon calculer un mois bi mënta romb 6 000 francs wala 7 000 francs ñun suñu assurance un mois bi 30 000 lay jar kon jàpp naa ni kon assurance bokkuñ te dañoo am licence kon li Pape Djibril wax ñun ay civil lañ amuñu droit fekk nit ñu di ko dóor wala ñu di ko def luñ ko dóor état moo ci war a jàpp ci ñun ci jàpp nag koo xam ne nag dafa yor àllu Dakar ni Dakar jëm di dawal 200 à l'heure jël ab portable ni day sinap di ko won moroom naan ko mi ngi nii mais yow boo ci duggee yow yaa ko def danger ci nga bokk. léegi xale yi nag parce que expérience aussi dafa baax ci transport parce que gis na ni quand même bus yi yoo xamante ni déjà 50 ba 70 personnes la yàpp lu ci bëri ay ndaw yoo koy yàpp loolu lan moo koy waral. waaw bus yi 65 places mooy seen place ñi nga xam moom lañ am mais yenn saa yi mu weesu ko surtout jamono ji. non loolu moom xam nga fi mu nii boo demoon Touba clients yi ci boppam ñooy gën a yóbbu ni parce que man chef de garage la bu kii passé damay taxaw ni nit kenn du yokk paas ci gare routière bi. loolu dinañ ci ñëwaat. waaw boo gisee ma di la wax loolu. pour di la interpeller di la wax loolu dinañ ci ñëwaat mais waxal ci expérience ba pare. expérience boobu loolu boo da gisee la wax mooy 25 places yooyu nga wax nit am na loo xam ne client bi moo koy teg ndax bu ko fi bàyyee du dem ndax ci période màggal lañ dem mais bu ñu nekkoon ci beneen journée boo xam ne client yi du bari mais loolu du am te jàpp naa ni tamit li ngay wax ni changement am na ci. chauffeur yi ak transporteur nag wax dëgg yàlla ni ñu meloon bu njëkk ak ni ñu mel ne am na changement ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax mais suñ sañoon nag 100% mu mun tam waaye jàpp naan am nañu 70% te ñu ngi góorgóorlu ba 10 teguwaat ci wala 20 teguwaat ci ba ñu am 90%. kon loolu la ñuy jàpp. non je pense que li muy wax ni dafa am solo mais au-delà des événements il faut que gouvernement bàyyi opération coup de poing ak événementiel c'est la planification et l'aménagement li mu wax boo ko saytoo ba mu jeex. li ci jiitu c'est l'administration qui est directement interpellée. Oui. C'est l'autorisation et le contrôle. Sous défaillance amee l'administration de façon globale. Sous défaillance amee c'est à ce niveau-là. beneen bi c'est l'aménagement et la planification parce que aujourd'hui il y a une volonté aussi bañ a xatal ñi nga xamante ni ñoom nga jox péage bi de ce fait yeneen routes secondaires yi
dañ koy bàyyi noonu ba nga xamante nit ñi duñ ci sawar a jaar su ko defee ñu dem jël fële léegi fële boo fa jaaree c'est à tes risques et périls soit doo gaaw a egg wala soit lu ne mën na la fa egg donc c'est bien beau ñu defar ay autoroute à péage mais il faut que ñu comprendre que aussi dañu nekk ci réew moo xamante ni am ñoo xam seen loxo jotul seen ginnaaw effort yi ñu déployé foofu nañ ko déployé ci route secondaire yi. ñu jël national yi ak départemental yi. ba mu baax ba yaatal ko aussi surtout parce que ay tali yu xat la boo jëlee tali bi dem Tambacounda par exemple mais ñaari gros porteurs suñ ci jaaree benn bi boo moytul dafay këpp. donc autorisation et contrôle loolu moo ci njëkk aménagement beneen bi mooy la gestion de l'équipement te loolu moom li mu wax nii. moom mënul taxaw ci garage bi di xool oto boo xamante ni màgget na wala màggetul bu wër a génn moom na garage am fees rek lay lijjanti beneen bi mooy la gestion du comportement te loolu mooy li nga xamante ni moom moo mujj. est-ce que aussi parce que am chauffeur yi aussi parce que xëy na transporteurs yi nga xam ne ñoo moom oto yi yenn saa yi li ñuy teg chauffeur est-ce que dis yéen a wax état bi mais seen biir aussi en interne est-ce que transporteurs yi li ñuy teg chauffeur yi diisul diis goo xamante ni mooy waral pression bi ëpp ba musiba yii di am. ànduma ceeg ñoom waaye damay wax ton tuuti Pape Djibril ci li mu wax ànd ceeg moom gis nga ñun bi ñu juddoo ba nëgë ni dañoo wax ni télé bi 6 kilomètres 50 la. largeur bi ñu ko juddoo ba nëgë ni 6 mètres 50 la. te boobu ay 30 oto ñoo fi nekkoon tey jii am nga oto man am naa oto Pape Djibril am na oto yokku nañ oto yi te yokkuñu télé yi kon war naa dokk 8 mètres wala 9. moo tax li Pape Djibril wax dama ci ànd ak moom boo demee ba Tamba ñaari camion yoo xam ne bii jóge Mali bii jóge fii benn bi day wàcc tëli wala yow di nga daw. exactement te loolu tamit vraiment loolu part de responsabilité état bi ci la bokk. parce que état bi tëli bi muy gën a defar mooy bi mu def privé di ko fayu ko boobu moom defar na ko ba mu ne neer mais bi public bi jaar pour ñi nga xam dañoo néew doole ca mënuñoo fay boobu moom wax dëgg yàlla li mu ci war a def des na. parce que ñi ngi defar tëli mais dañ ko war a yokk mu yaatu pour ñaari oto war fee mën a jaar mu tegu ci yoon beneen bi jox ci question transporteurs yi ñun dañoo jiite ay chauffeur booy xool li ñu jiite chauffeur si ñoo ci ëpp doole transporteur bu jëne mooy nit day nekk chauffeur ba ci àgg yàlla dogal la nga dem ci banque yi ñu del lebal ba nga doon transporteur am benn oto ñaari oto. léegi 3 minutes moo ñu des mu bëggoon a wax ci pression bi leen. mais Chérif s'il te plaît li nga wax foofu dafa am solo yéen transporteur yi xam seen responsabilité fu mu nekk. waaw da ngeen di dem jël ay chauffeur teg leen conditions yu métti fayu leen lu ko jar déjà teg leen fayu leen dara. yéen saa yi sax du ngeen leen verser ay charges sociales assurance bi. naka alors que seen risque bi il est permanent su fekk xam nga bala nga ne naam nekk fa bu fekkoon ne jël ngeen leen en charge boo xamante ni seen xel dina fa nekk seen xol nekk fa ngeen li leen war seen diggante yéen ñëpp ngeen koy def et loolu aussi état moo war a sévir ñi nga xamante ni jëluñu seen responsabilité dans ce sens xale yi ngeen di teg ci tali bi aussi mais c'est la vacuité totale toppatoowu leen. encore Pape Djibril man it du ma président transporteur président chauffeur si la man. employé muy chauffeur si laa fi nekkat nekkaluma fi transport seen employeur yi non Pape xam nga Pape Djibril li ma interpellé su fekkoon ne keneen dafa toog fii dina ko mën a tontu man li muy wax ni maa ngi moom dama ci parce que dama koy voilà au nom de chauffeur moom laa wax dama ni ñun d'accord nañ ak yow li nga wax nii malheureusement taa bi jeex na dañu war a dem Dakar mais passé ngeen yokk un mot rek si pass yi quand même parce que gis nañ ni commencé ngeen ko déjà fii Mbacké Touba yokk ngeen pass yi kuy jóge Dakar pour ñëw Touba c'est difficile 1 minute. non passé moom jàpp naa ni yokkoogul. si yokku na non yokku na non déglul xam nga lu tax ma di la wax xam nga ñun yi ci région bi lañ yilif li ñu yilif ci région bi fii ci Diourbel ak fii ak Bambey ak fii pass yokku woogu fii li gën a yokk ñuy wax naan ay 10 000 francs 11 000 lañ fay ci alu Ila Touba alu Dakar yi ngeen wax muy particulier moom lañ merci ñu koy sant kon di ko gërëm moom Serigne Sall di fàttali ni moom moo jiite chauffeur yi ak transporteurs yi ci région bu Diourbel Pape Djibril également ñu ngi la gërëm à tout à l'heure mbokk yi dañu dem rek page publicité ñëwaat laata ñuy jox kàddu gi soxna Fatou di ki ne dem ca Dakar mu yaatal xibaar yi ci kàllaamay Kocc Barma. على استقالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن Paris, la ville lumière, Paris, la ville cosmopolite, déroule le tapis rouge pour les ALA, African Leadership Awards, Paris, le 2 novembre 2019. La première cérémonie de remise de distinction de l'intelligentsia africaine est organisée par le groupe Promo Consulting, le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, en partenariat avec le groupement patronal francophone GPF, le 2 novembre 2019 à Paris. Une soirée d'exception qui sera animée comme chaque année par les plus grands
grands artistes africains de dimension internationale. L'attraction de la soirée, une guest star de renom. Ce sera la surprise de cette cérémonie de rêve sublime et glamour. Sont attendus les plus hautes autorités africaines, la diaspora, l'élite et l'intelligentsia africaine. Les leaders d'opinion, les sommités de la gouvernance mondiale, des personnalités internationales. Ce plateau d'exception se donne rendez-vous au Méridien Étoile Paris. Porte-maillot le 2 novembre pour honorer, fêter, magnifier l'excellence, la gagne, le mérite, le leadership, l'innovation, l'action et les success stories. Prestigieuse cérémonie de remise de distinction retransmise en direct par une trentaine de chaînes internationales et au Sénégal par la TFM. Rendez-vous le samedi 2 novembre pour voir les étoiles africaines briller dans le ciel parisien. African Leadership Awards, une plateforme d'excellence. Les ALA, un label qui magnifie l'émergence africaine. Groupe Promo Consulting, la conquête de l'excellence. MEDES, le pari de l'action. seen diwlin chef Aïda di diwlin tournesol bu ñëpp ràññee ci set sell te sakkan te amul benn xeet 0% cholestérol moo leen di ñaanal màggaluk jàmm ak salaam di ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér chef Aïda la référence. Ecobank vous souhaite un bon magal et vous invite à faire vos transactions au niveau des points express. alhamdulillahil karim silman ala istiqali bi furudin wa sunan alhamdulillahil karim silman على استقالي بفرود وسنن سكرت لأنه قد سخني